gannaaw bu nu sante yàlla julli ci sangu-sang yi Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam di ñaanal Chérif Abdoulaye xalifatul am yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ak njaboot dox lu muslimin mbokk yeeg xarit yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar lu bare bari di am mbégte ak contentement di teew li nga xamante ni moom mooy seen émission dynamique de quartier comme ni nga ko daal amalee saa su nekk émission bi nag dafa amoon un peu de recul parce que dafa am li nga xamante ni moom mooy doon ouverture mosquée yi ak li nga xamante ni moom mooy école yi mais alhamdulilah rabil alamin jàll na si jàmm di féliciter bu baax a baax comité local lutte contre le Covid 19 macha allah gis nañ liggéey bi nga xamante ni mooy liggéey bu mucc ayib bi ñuy def ci askan bi comme que nag génn nañ ci première phase bi vous tous vous le savez bien. comme niñ ko xamee woon rek moom mooy li nga xamante ni nii moom moo doon ànd xeex li nga xamante moom mooy mbas mi pour bu ko defee mu bañ a am accès ci dëkk bi mais vu bien que ni la am na beneen situation boo xamante ni tey jii am na ko maanaam pandémie bi dugg na ci biir dëkk bi bu baax a baax a baax donc rek maanaam beneen concept tamit bu bees day daal di taxaw maanaam ñu tuddee ko ànd fegu nag buñ ko déggee maanaam ci gàttal mooy bu ko defee rek kenn ku nekk mën a jël ay responsabilités pour bu ko defee rek li nga xamante ni nii moom mooy mbas mi mu bañ a am accès si moom. ñi ngi mbokk yi nag ñi ngi teew fi nga xamante ni moom mooy quartier Déggo ñoom nag dalal na dalal bi nga xamante ni nii xol yëpp sedd na ci ak le chef de quartier ñi ngi kontaan ci moom bu baax a baax mais nag. émission bi ñu ngi ciy àndal sunu monsieur le maire ni ko wax Mame Amadou Samb ñu ngi koy nuyu di ko jaajëfal bu bëree bëri di ko dalal lay maxtaar papa ñu ngi lay nuyu asalaamaaleykum wa rahmatulah. ñu ngi lay fay Fatou Laye ñu ngi lay fay la nuyu di nuyu auditeurs yëpp ñu ñuy déglu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen masawu coono di leen baalu àq. merci beaucoup papa waaye gis nga nag waa Déggo tey jii plateau bi spécial bi nga xamante ni tey jii moom la ñu dalalee rek sunu gan yi merci beaucoup monsieur le maire nuyoo bi am na solo mais monsieur le maire vu bien que ne gis nga li nga xamante moom le président wax mooy ñu jéem a fexe daal di dund avec le virus yow loolu noo ko jàngatee. waaw dund avec virus bi. mooy nit ñoom gis nga li xew bi ñu defee confinement yi bi ñu tëjee nit ñi dem nañu ba ci biir nit ñi commencé fippu ndax président xëy na sax wax na loolu waaye gënalu ko waaye nag adduna moom foo mu dox lii du guleet mag ñi dañu ne naan du guleet ndax amoon na fi te naka jekk nag adduna moom day dox donc moo tax bu ñu tëjee nit ñi def confinement bu ñu demee ba ci biir ba nit ñi xam ni am na feebar bi am na ku nekk yaay fegu sa bopp yaay faj sa bopp ndax dañu ne mag mooy faj boppam sibiru comme ni sibiru mel comme tuberculose comme yeneen feebar yi ñu ngi si sañu biir waaye tamit fu ñuy génn dox sañuy soxla du tee nag ku nekk rek moytu comme ni ñuy waxee rek nga ni sa bopp du feebar bi du ma laal waaye tamit du ma ko wàll keneen donc waaw ñu fegu donc loolu moo tax xam naa mu wax loolu waaye ça veut pas dire que ñu def leen lu leen neex wala dem leen dikk leen sans aucune mesure barrière donc wax ji daal mooy àdduna day dox te kenn mënu ko téye voilà ku liyaalin donc faut que ñu ànd ak moom alors mën a wéy dafa suñu réew fexe liggéey li addis bi di wax rek naan nit ki moom dafay liggéey ba yaakaar ni dootul dee mais aussi jaamu yàlla ba yaakaar ni su waree dee ndax ñu nekk dee ñëw dëkk te bis bu nekk ñu ngi dox suñuy soxla non noonu la moom dafa constaté boobu la ko jëlee. monsieur le maire lan ngay wax jeunes yi nga xamante ni ñoom dañuy dem ci plage yi te gis nga ni dañ ko tere. waaw loolu waxtaan rek encore c'est vrai que kër yi tàng na jamono nawet la ñu nekk vacances la ñu nekk xale yi dematuñu école. donc yéen nañu nekk classe d'examen et amaana faut que ñu bëgg dem seeti ay géej yooyu waaye nag nañu dégg rek waxu techniciens yi parce que ce sont des hommes de l'art ñi nga xam ne moo seen xel si loolu la màcc buñ leen xeeb ndax c'est pas pour rien que ñu jàng ba toll foofu donc tey bu ñu nee lii bu ko laal ndax sa boo ko laalee sa loolaa nga lay nekk te xam nga feebar bi wàll bi dafa gaaw donc à plus forte raison boo ñaxee wala contact bi footballu jeu de contact la foo ngeen laalante seen yaram ak yooyu yëpp moo tax ñu leen di wax ni nañu moytu géej gi te nag bañ a dem géej nag moo gën
waaw bañ a dem géej moo gën parce que mesure barrière yi defe naa prospective géej moom dina xaw jafe waaw bu fekkoon da ngay ñëw rek toog naan sa ataaya waxtaan dem waaye souvent dañuy bëree wala ñuy naan ataaya wala ñuy lambisoo ak yooyu yëpp moo tax nag foofu contamination bi day gaaw te loolu baaxul si kenn baaxul si réew mi baaxul si ñoom. kon donc sa kàddu gu mujj li ngay lancé askan bi la la. waaw yéen lancé rek ñu ku leen sangul sa taar la bëgg na ku nekk moytu xam ni feebar bi réalité la te aussi tamit ñu aar mag ñi surtout ñu aar mag ñi parce que ku si nekk rek selon sa corps say anticorps est-ce que mën nañu song bu la jàngoro ji songee ni nga koy mën a téye am na ñoo xam ni bu doon songee man leen am na ñoo xam ne mën na leen song ñu résister donc corps yi yemuñu donc ku si nekk rek na moytu na wax ni du jaar si man bay lor keneen donc su ku nekk fegoo rek amaana tey mën na fi jóge. salaamaaleykum maman Maya Diouf ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal lu bare bari di la salaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam Parlaye maa ngi lay fay di la jaajëfal di la dalal ak jàmm. merci beaucoup maman jaajëf waay ci dalal bi ñu dalal maman nag vous êtes conseillère de quartier en même temps représentante des femmes tey jii gis nga li nga xamante ne ni moom mooy mbas mi situation bi fi mu ci toll ak beneen tournure bu mu def yow loolu noo ko jàngate. ni ma ko jàngate daal mooy ñun jigéen ñi comme ñun ñooy des ci kër yi ñun ñoo yor njaboot gi góor ñi dañuy xëy uti lu ñu jox njaboot gi. mais ñun ñooy yaay yi ñooy des ci kër yi ñoo war a wax ak suñuy doom ñuy dem géej ñu woo leen xamal leen ni géej baaxul bu ñu demati géej buñ demee bu ñu fubbal bu ñu kii même bu ñu mun a la ñàkk a dem ñu wàññi buñ demee bu ñu fubbal bu ñu sangu ci géej gi ñu naan ataaya toog bu dee ñu nekk examen ñu réviser ñibbisi te bu ñu ñëwee ku ci dugg na nga ko jox ndox ak saabu mu raxasu ba set bu raxasuwul jëlal gel alcoolisé nga defal ko ci loxoom suy génn na takk masque man suma kër laa toog mais ku ñëw balaa may wax ak yow su ma la xoolee nii ci colistre takkoo masque damay def suma masque doog a ñëw ubbil la boo duggee ma sottil la nga raxasu ma doog a jël benn distance doog a taxaw di wax ak man noonu laa jàppe mbas mi te dama yaate loolu aussi laay wax jigéen ñi ci koñ bi ñëpp ñoom xam nañu damay kii ci kër yi ku ma ci gis na la del wax sa waa kër nañuy raxasu bu ñuy dem nañuy takki masque ku ñëw balaa def dara na nga ko sottil mu raxasu te nañu jël yenn distance yi 1 mètre ba 1 mètre 50 baax na pour ñu mun a xeex mbas mi mu génn fi mu ngi ci dëkk bi mais ñun nañu xeex ba bu mu ñëw ci suñu quartier man loolu laa ko jàppe. ok maman sa kàddu gu mujj lu muy doon. suma kàddu gu mujj xanaa gërëm ñëpp sant ñëpp tamit te gën a fagaru rek gën a jàpp rek. ba yàlla def yàlla jële ko fi yàlla mi ko fi wàcce jële ko ci àdduna wërngal képp yàlla dimbali ñu aar ñu ba ñu bokk ñook suñ njaboot ak mboolem julli ñu yàlla boole ñu ci ña koy nettali ëllëg jërë ngeen jëf. mbokk yi comme nañ leen ko waxee woon léegi nii rek ñu ngi ak ki nga xamante ne mooy Aminata Sarr moom nag conseillère de quartier la en même temps moom moo représenté des jeunes Aminata ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal lu bare bari asalaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu yéen tamit leen gërëm bu baax a baax ci teewaay bi ngeen fi teew di la nuyu yow tamit Fallaye maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu ñëpp aussi ñi ñuy déglu ñi ñuy seetaan ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax ci seen teewlu ak seen teewaay. Aminata ñu ngi lay fay lu bare bari Aminata wax ñu tey ji la nga jàngatee li nga xam mooy situation wu Covid bi fi mu instant bi nii fi mu toll maanaam gis nga bu baax que ni am na relâchement venant des populations loolu nan nga ko jàngatee. waa Fat situation Covid 19 bi dafa nekk moment bi dafa xaw a critique parce que bien vrai ni on doit vivre avec le virus mais ku nekk xam na ni. maladie bi mi ngi yokku tey rek boo dégloo communiqué bi xam nga ni mi ngi yokku cas communautaire yi mi ngi yokku te ñu seetlu ni relâchement dafa am port de masque yi wàññeeku na hygiène bi ñu wax tamit lavage des mains distanciation bi nit ñi léegi dañu mel ni dañoo miin ñeme léegi virus bi te waruñ ko miin waruñ ko ñeme dañoo war a vivre avec tout en respectant les mesures barrières yi ñuy wax ndax mu mën fi teel a jóge
waaw. lan ngay wax jeunes yi nga xamante ne ñoom ñooy génn ci biti ba pare seen parents yi bàyyi leen ci biir kër yi te boo xoolee bu bëree bëri mag ñi la feebar bi gën a sonal te alors que xale yi ñoo ko ñëw indi ci biir kër yi loolu tamit noo ko jàngee. man damay wax ni en tant que jeune man dama naan su ma amee sama yaay sama papa samay mbokk ci biir kër gi damay def tout responsabilité nit ki la ba nga xam ne man dinaa fexe ba mu jàngoro ji du dugg sama kër bu fay dugg tamit du man maa koy dugal te dinaa fexe tamit ba duma wàll kenn loolu nan ngay def en tout temps respectant les mesures barrières daw loo mën a mën te léegi yow jeune bi mën nga nekk nit ko nga xam ne tu peux vivre avec le virus te du feeñ mais nga ñëw indi ko ci kër gi am yaay ji nga xam ne dépassé na soixantaine bi nga wàllu ko yàlla tere mu indi jëye nga wàllu seen waa kër loolu jeune bu nekk war na ko daw man daal damay wax jeunes yi lii seen bataille la mag yi dañuy accompagner rek mais jeunes yi ñun ñoo war a wàcc sur le terrain sensibiliser suñuy moroomu jeune gën leen ñaax gën leen ñuy respecter les mesures barrières distanciation lavage des mains utilisation des gels hydroalcooliques ba nga xam ne maladie bi dinañ ko arrêté gis nga tey bu ñëpp góorgóorlu woon appliquer mesures barrières yi ñu wax yaakaar na incha allah léegi jàngoro ji dina fi jóge. sa kàddu gu mujj lan lay doon Aminata. sama kàddu gu mujj mooy ñaaxaar rek ñaaxaar xam ni jàngoro ji mi ngi fi te kaay mi ngi gën di yokku école ubbi na yenn lieu yëpp ubbi na kon dañ nit ñi on doit vivre avec le virus kenn mënut a toog rek continuer éternellement lu nga xam ne xamoo kañ lay jeex da ngay def rek liñ la sant pour yàlla muccal ñu ci ñun ñëpp loolu rek mooy solution bi te lii nag du combat wu mag yi dañuy gunge rek mais combat wu jeune la maa ngi fait appel à tous les jeunes ñu ñëw jàpp ci ba yàlla teggi fi jàngoro ji bala bu gaaw a gaaw. mbokk yi ñu ngi woy li nga xamante ni moom mooy liggéey bi macha allah gis ngeen ni bàjjenu gox yeeg relais communautaire yi ñoom nag ñu ngi ci terrain bi rek pour sensibiliser li nga xamante ni moom mooy askan bi gannaaw bu ñu jógee ci loolu ñu ngi toog sunu papa Elimane Seck moom nag moom mooy délégué de quartier bu Déggo papa ñu ngi lay nuyu di la asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakatuh maa ngi lay nuyu yow tamit sama sët maa ngi lay nuyu bu baax a baax waaye nag man xam naa ni ma xaar ba pose ma question. incha allah waaw grand-père kon maa ngi lay fay lu bëree bëri papa gis nga li nga xamante ni moom mooy concept bi. bés mooy li nga xamante mooy dynamique de quartier ñu ngi koy amal bi nag dafa am beneen tournée bu bees bi ñu tuddee ànd fegu mais ànd fegu boobu nag dafa am ak rapport li nga xamante ni moom mooy vivre avec le virus cela veut dire que donc chacun est responsable de soi-même loolu noo ko jàngatee. man de ni ma koy jàngatee mooy président ni ma ko waxee ku nekk ni jël say responsabilité te xam ni kat comme ni ñu ko waxee sànq rek comme ni ko monsieur le maire waxee. mais maladie yu bëri ñu ngi fixe ak ñun ñu nekk ak ñoom kon nag léegi xam naa ni président de la République loolu rek la ko waxee te nag même li ñu wax léegi si juste barrières yi moi je crois que li si am solo mooy même sport bi ñuy wax si plage bi il faut mu am man mii je suis sportif si côté boobu lay gën a appesantir parce que médecins yi seen bopp ñoo ni le sport c'est la santé médecins yi ñuy faj ñoom ñoo ni le sport c'est la santé donc sport yi am na ñu koy defee boo xam ni. mën na faj boo xoolee li nga xam ni moom la définition sport wax xam nga définition sport dafa ne c'est une invitation à respirer il vous permet d'augmenter votre capacité pulmonaire et favorise une bonne ventilation de notre organisme boo xoolee invitation à respirer bi il vous permet d'augmenter votre capacité pulmonaire bi boo xoolee feebar bi ni ngi mel ni si poumon yi lay nekk waaw boo seetloo feebar bii nga gis Covid bi feebaru presque poumon la mooy feebaru noyyi la moo tax ñi nga xam ne dañoo am diabète wala yooyu ñoom ñoo gën a exposé wu mooy parce que comme ni ko monsieur le maire wax sànq wala ni ko Karachi waxee mooy mag ñi nga xam ne amoon nañ feebar boo xam feebaru chronique bon donc je crois que sport bi mën nañ ko def ak feebar bi man moom lañ def tous les matins avec les femmes là mais dañuy respecter distance bi waaw bu may def ay mouvement ku nekk am nga au moins 1m50 ñiy def mouvement yi te mouvement yooyu ñuy def dafa leen di faj parce que man nee naa sport mooy santé te médecins yi ñoo ko wax de duñu mën maa ko wax médecins yi ni faj ñoo ni le sport c'est la santé donc def sport bi taxul nga feebar boo defee sport bi sax dafa lay jàppale dafa lay dimbali si faju faj bi si faju feebar yi nga xam moom la nekk donc yooyu li si am solo mooy mën na def sport bi ak ñu jël distance ñu bañ ko def na comme ni koy xale yi defee mooy football bi parce que contact bu amee mën na am loraange loolu moo tax xam naa ñu bëri
bu ñu dem si plage bi mais plage bi mën nga fa dem def sa sport te doo sonal kenn doo contaminer kenn après di nga fa jël ak wér-gu-yaram. maanaam bu ma la déggee kon yow le fait que jeunes yi di dem ci plage bi yow loolu gisoo ci benn inconvénient. non gisuma fi benn inconvénient su fekkee dans la mesure que comme li ma wax sànq dama ni bu mu am contact laa wax. parce que man damay chaque matin damay entraîner ay jigéen foofu à la plage de 8h à 9h tous les matins du lundi à samedi tey sax man maa leen dirigé mais dañuy jël distance yi après ñu def loolu ay mouvement yi parce que mouvement yooyu ngay def mooy tax ngay wër parce que loolu moo lay fekk parce que nit ki def sport moo gën a wër que du def sport parce que moo tax sax ma jox la définition sport bi ni la c'est une invitation à respirer parce que invitation à respirer il vous permet d'augmenter votre capacité pulmonaire bi mooy lii et favorise une bonne ventilation de notre organisme parce que loolu mooy définition sport donc définition boobu boo ko décortiquer mais il faut ñu def sport parce que nit ki toog di lekk di naan rek yooyu te doo yëngatu kooku moom dëgg médecin yi dañuy diggaluñu ko te médecin yi ñoom ñoo ni faj te ñoo ko wax ñoo ni le sport c'est la santé donc bu ñu demee le sport c'est la santé ba pare ñun bu ñu def sport kooku man mu jaaxal ma nan la ñuy defee sport bi waaw kay mais contact bi dem di football yooyu kooku moom d'accord na si mais boo demee def ay say mouvement jël amee 45 minutes nga wala 1 heure de temps nga nekk foofu nga jël l'air pur ba bi nga fa nekk kooku defe naa ni fecc rek lay def ma de en tout cas mi may fecc. Papa lan may kàddu yi nga xamante ne moom ngay di ñaax ko askan bi bu baax a baax. li may ñaax mooy d'abord ma gërëm xale yi nekk fii xale yi nga xam ñoo organisé affaire bi xam si sama quartier te quartier bi wax naa leen sànq ñun dafa nekk quartier boo xam bu organisé la malgré que moo gën a rëy si quartier yi si Cambérène parce que nee naa moom laay wax avec les délégués quartier ma ne sama quartier moo gën a rëy si quartier yi Cambérène mais ñoo gën a organisé si quartier yi parce que boo gisee ma sànq li ma jëkk a jox parole bi ma jox ko mon conseil de quartier nit ki doo ko jiital di ko fakkasal ñu doon organiser on a presque 32 conseils de quartier donc quartier bu ñu dem su ma dee koo fa nekk kooku lay jiital parce que mooy yoon du ma ni maay délégué quartier damay jël lépp déedéet da nga koy jox bu wàcc waayam parce que moom moo ni dalal te moom moo nekk si koñ bi te nun si nun lay liggéey ñun ñoo bokk di liggéey kon bu ma ñëwee moom mii laa koy jox te loolu mooy yoon quartier bu ma ne nag loolu la fu am problème bu ma nee damay xool ka fa nekk conseil quartier bon récemment def naa ko ak Talla Sari côté bële am problème bu ñu doon teg de foofu mais dama ko wax ni que am na sa quartier benn demain à 11h naa fa ñëw donc je crois que loolu mooy jox responsabilité yeneen yi. mbokk yi nous sommes à la fin de l'émission mais ñi ngi togg ki nga xamante ne mooy sunu papa Sidi Fall Sidi Karachi Fall moom nag bu ko defee moo jàngatal ñu rek defal ñu résumé li nga xamante ne moom mooy activité tay bi papa Sidi ñu ngi lay nuyu di la wax salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam maa ngi lay fay soxna si di rafetlu jotaay bi di am yaakaar ni lépp luñ fiy wax di la nekk luy jariñ nit ñi ci mbirum mbas mi nag comme niñ ko xamee mu ngi ci biir dëkk bi moo tax il faut que ñëpp xam loolu ci waxtaan yi ci quartier yi aussi loolu la il faut que ñëpp ñu xamal leen ni feebar bi mu ci dëkk bi te feebar bi ñun ñoo ko fi mën a jëlee li ñu laaj nag difficileul ñetti ponk rek la distanciation boobu bi ci des raxasu bi ci des sol masque donc ñett yooyu ñëpp mën nañ ko ku ko deful dënk bëggul def li may jeexale rek mooy ñu xam ni ñun xale yi surtout mbas mi ñun ñoo koy jëli ñoo koy indi mag ñi demuñu fenn te boo xoolee mag ñi rek ñooy dee ci feebar bi ñooñu fuñ ko jëlee seen waa kër yi ñooy doxi ñëw yenu ko indi ñoom xëy na seen yaram may na leen ñoom xale yi ñu supporter jàngoro yi ba du leen tëral mais mag ñi nga xam ne dañu am feebar déjà bu nekk ci ñoom ñooñu bu beneen jàngoro ñëwee duggaat ci seen corps muy nekk ñaari doomu jàngoro yu bokkul jaxasoo ci kaw benn nit loolu mooy yombal seen gaaw a génn àddina bi donc ñun xale yi nañu fexe ba protéger suñuy waajur suñuy mag suñuy maam suñuy yaay parce que ñooy mag ñi donc boo xasee ba am 45 ans jëm 70 80 boo xoolee ci lépp lu ñuy jox âge boobu la te âge boobu barewuñu lu ñuy dox fuñ ko jëlee mooy ñun doom yi ñooy génn dem yenu ko fële ñëw andil leen ko ñun ñu supporté ka ñoom duñ ko supporté ñoom ñoo ciy génn àddina donc ku ko indi sa kër ba sa waajur génn ci àddina je pense que sa giiru dund war nga am lu la naqari parce que yow yaa tax ba sa waajur boobu wala sa mbokk ba mu génn àddina parce que yaa indi jàngoro kon li ñu war a def mooy ñu fexe ba kenn ci ñun surtout xale yi kenn ci ñun du indi jàngoro ci këram
ñàkk indi jàngoro sa kër mooy yaa ngi protéger say waajur loolu la ñëpp war a jàngat ci kii boobu bañ a indi jàngoro ji parce que su ma ko indee bu dalee sama waajur dina si génn àddina naka ni ñëpp xeexee noonu buñ ko defee rek yàlla mën nañu dimbali ba mbas mi daal di dellu ginnaaw dañuy ñaan nag comme que yàllaa ko fi indi ñu ñaan rek yàlla te gaaw ñu ko teggil ba ku nekk mën a dellu nag ca activités yi nga amoon. maa ngi leen di gërëm di leen sant vraiment di rafetlu jotaay bi di sant média yi nga xamante ni ñoo nekk ak ñun fii muy gox gi muy Libaas Sarr mi nga xamante ni muy Pip Events muy Chinois Jàmmalaay FM ñoom ñu ngi leen di gërëm vraiment parce que fu ñu dem ñu ànd ak ñun ba pare di jàppale ci tasaare xabaar yi vraiment presse bi ñu àndal daal muy presse en ligne ak réseau câblé yi nga xamante ni de télévision la yu nekk ak ñun ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax parce que oyofalal ñu lépp parce que li ñuy defal bu fekkoon dañ koy fay góob ma ni dinañ ko mën a def ba cay fay donc ñu gërëm leen sant leen di ñaan nag ànd bi yàgg ñuy jàppale dëkk bi parce que li ñuy def jàppale dëkk bi la mbas mi daal yàlla nañ ci yàlla doole jàppale pour mu gaaw fi jóge. waaw kay ñun nag foofu la ñuy jaaree rek daal lay yow tamit daal lay sant di la gërëm Papa Sidi Karachi Fall résumé bi am na solo ñu ngi lay jaajëfal lu bare bare mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee woon léegi nii rek l' émission ñu ngi ci njeextalu émission bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jaajëfal lu bare bare ñi nga xamante ni tey jii ñoom lañ fekk si woon fii muy waa Déggu gis nañ dalal gi ñu dalal yaatal ñu boole ñu ñoom tamit ci seen i bopp daal di remercier ki nga xamante moom mooy chef de quartier bi di remercier encore tamit seen conseillers bu baax a baax dañoo toj émission bi sans pour autant remercier nos aimables partenaires et nos aimables caméramans particulièrement ñi nga xam ne mooy Jàmmalaay FM Chino TV Gox gi TV Sénégal Pip Events ak ki nga xamante ne mooy sunu papa Libaas photographe macha allah woon tam daf ñuy defal ay photo yu yaaju yu am solo mais tamit di jaajëfal ñu bare du ma fàtte tamit sama consoeur ki nga naan Fatou Ba ñu gën ko xam ci Sista Fa moom nag dafa àndoon ñi nga xamante ñoom ñooy relayer ak bàjjenu gox yi daal di ànd ñoom dem sensibiliser ji mais ñoom tamit ñu ngi leen di sant di leen gërëm lu bare c'était tout pour aujourd'hui wa axiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin fi amanillah jaa ngeen jëf